jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ñu am nañ koy defee mbégte bu nekk àllarba di leen dégtal seen émission bi ngeen xam ne mooy face à Pape Alé tey nag ñu am mbégte dalal fii Habib Sy ñu bëri xam ko bu baax a baax muy jiite parti bi nga xam ne mooy parti de l'espoir et de la modernité nàkkal suñu réew. yaakaaru réew mi voilà c'est très important déjà kon émission bi nar a def tey ji émission bu dynamique lañ bëgg parce que waxtaanee ko parce que moom bokkoon na ci ñi nekkoon ci comité de suivi bi waroon topp lépp lu jëm ci force Covid 19 bi 1000 milliards yi saytu ko bu baax a baax mais gis ngeen ne génn na lettre de démission wax ci lu wala fi di wax na tuug na du teew ngay natt ci ëkk moom dinañu wax lépp lu ci xew wax ñu tamit ci réew mi fan lañ ci toll kon Habib Sy maa ngi lay nuyu jox la kàddu nga nuyu ak mbokku téléspectateurs yi. Pape Alé maa ngi lay nuyu di la balu àq ci weeru koor bi ñu nekk di balu àq Sénégal yëpp di leen baal àq. di ñaan yàlla suñu borom nga xam ne moo ñu ko teg muy coronavirus bi yàlla na ko fi jëlee ni mu gën a gaawee. ñëpp mucc ci jullit yëpp àdduna bi yëpp rawatina Sénégal. amiin laaj bu njëkk bi mooy bu ñuy wax Habib Sy toujours ñu bëri jaar-jaaru Habib Sy. nekkoon nga directeur cabinet bu maître Abdoulaye Wade ba mu nekkee président mais laata loolu sax defe naa nekkoon nga directeur cabinet mi ci gouvernement de majorité présidentielle élargie bu taw Abdou Diouf wala. tout à fait léegi expliquer ñu jaar-jaaru Habib Sy parce que il faut que mu leer parce que ñu bëri dañuy gis le peut-être que Habib dafa xaw a timide loolu mi ngi ci mais énarque nga. absolument loolu yëpp expliquer sa cursus. bon dama koy gàttal rek comme tu dis. parce que sama wax bëriwut man je suis commissaire aux enquêtes économiques là génne école nationale d'administration et de magistrature après ma amee sama maîtrise en droit public fac de droit ba ma génnee ba léegi nag yàlla def naa 33 ans administration 33 ans oui fanweer at ak ñett waaw li ma ko nekk yëpp chef de service la mos a doon départemental contrôle économique régional nekk chef de service direction conseiller technique division importation yëpp ma géré ko ba ni ngay wax ma nekk directeur de cabinet Abdoulaye Wade bi mu nekkee ministre d'État ci gouvernement Abdou Diouf mais li ñu am solo mooy man ba may nekk opposition nekk énarque kenn la woon du benn du ñaar Habib Sy dong. énarque. opposant man dong du benn du ñaar maa ñemee woon di ko def ñu ne damaa dof ma ne waaw ku nekk ca la nga dof moo tax gars yi di wax ne énarque yi def politique léegi yoral nañ ma àllarba parce que li wolof yi wax. mais ñoom parti au pouvoir rek la ñuy ànd ak ñoom. oui. mais dañ ciy compter ñi ci nekkul parti au pouvoir dàq nañ leen ku ci mel Ousmane Sonko ak ñeneen ñi. waaw léegi mi ngi changé. waaw wolof yi nee nañ ñetti bukki bu ñu songee gaynde ñoo ko mën. waa ne subaana ma bukki ba njëkk a song. waaw man maa njëkk a song. bu ma jógee ci loolu nag ci gàttal après parce que dama yàgg Abdoulaye Wade 1974 ma nekkee première laa commencé def opposition ànd ak moom. alors mu ñëw nekk gouvernement jox ma ay responsabilités ma def 10 ans de ministère mais comme ni nga ko waxee avant bi mu nekkee ci gouvernement Abdou Diouf 1995 ba 1998 man maa doon. directeur de cabinet maa mujj itam nekk directeur de cabinet bi mu nekkee président de la République. waaye Pape Alé li nga ma laaj dafa am solo parce que fi ma nekk yëpp doon liggéey di assumer ay responsabilités. dama doon nekk ak les hommes d'affaires ci xaalis commerce ministre ay buntu xaalis yàlla ci mbaaxam dimbale ma ba mosuñu ne Habib Sy dénk nañ ko alalu réew mi mu luubal ko. jafe na de léegi. mosuloo dégg may naa la nga wër Sénégal ba mu jeex fi ma jaar yëpp nga wax homme d'affaires yi ma doon jëflanteeg. ndax Habib Sy mos nañ koo ger mosulaam rax ci dolli may def politique te mosuma fooye suma kàddu ci kàttanu yàlla suñu borom subhanahu wa taala loolu boo déggee ma la koy wax mooy il faut que ñu xam ne li wolof yi wax perkal du furi
fa ma nekkoon laa nekk ba léegi la ma góone moom laa gëm ba léegi loolu nga xam ne moom laa def lu mat fanweeri at mënumaa toog ba bisa tey ma di ko soppi tagguma sama bopp nag mais damay wax rek li nga xam ne moo nekk ci yow moo nekk ci man pour que nit ñi ñu war a xam ëllëg si biir parce que ñi fiy ñëw di expliquer ci li ñu jëm la nga laaj seen jaar-jaar parce que jaar-jaaru nit deesuñu ciy sukkandiku di dëgëral àtte bi nga xam ne moom nga jëmee ci moom voilà. Très bien li nga wax ni am na solo trop c'est très bien ñu leeral loolu parce que dafa am lu ñu rafle ci réew mi jamono yi mooy jub conviction am ngëm-ngëm dans la durée loolu daf fay jafe nga dugg ci comité de suivi mu waroon nekk comité de pilotage wëlbatiku nekk comité de suivi changement ñaari termes yooyu jaaxalu la parce que comité de pilotage lañ njëkkoon a wax. bokk ci kàddu président de la république ñu xëy si di muy comité de suivi mooy toppee. loolu lu doy waar la. waaw gis nga Pape Alé Baye Alé loolu lu doy waar la. parce que boo gisee ma anticiper sax lu tax man ma bàyyi. waaw man daa anticiper. man nga anticiper. wolof yi dañ naan. teg gi njëkk bu jubul bu tegee bu baaxul dootoo am ak teg leew tegati du baax maanaam yëf yi dafa dembee ca ren ba mooy li nga wax léegi parce que président Macky Sall moom moo toog woo opposition ñëpp dem wuy ji ko li nga bëgg lépp danañ la ci jàppale ngir lii defuñ nga ndax sa jëmm mais dañ koy def ngir Sénégal parce que Sénégal moo menacé wu réew mépp a jàq mu wax ak nit ñi ci ngor ak teraanga ne leen bon léegi sax damay def comité de pilotage maanaam lépp lu jëm ci coronavirus bi feebar bi danaa def benn comité boo xam ne bii moom mooy doxal mbir mi nga xam ne maa ngi ko ciy def opposition danañ ci bokk nangam et cetera société civile ñu toog di ko déglu yaakaar na la mu wax dana ko def mi ngi recevoir opposition commencé je crois le 24 mars 1er avril mu jël décret dal li sos li mu tuddee force Covid 19 daal ne force Covid 19 boobu am na ñaari kuréel benn bi mu ne mooy conseil stratégique benn bi mooy comité organique comité technique nee na force Covid boobu ma nga ca biir ministère des finances te moom président de la république moo ko jiite xam nga loolu lu doy waar man xaw ma loolu lan la ci administration mu ne ñi nga xam ne ñooy génne xel yi ak xalaat yi fa ñu jëm moom moo ko jiite président de la république te foofu dugala ci benn opposition dugala ci benn force vive de la nation moom dong ak i ministre am mu rax ca dolli ne comité technique am na comité technique boobu ministre bi nga xam ne mooy ministre des finances moom moo ko jiite te moom mi ko jiite en tant que ministre des finances mooy doxal li nga xalaat li nga xam ne conseil stratégique bi xalaat na ko 1er avril laata nit ñiy toog comité technique sax réunion gut mu ne Mansour Faye yow demal nga defal ma ay commande ceeb dëwlin suukar macaroni te waru ko woon a def am na comité technique boo xam ne moom moo war a doxal loolu te ministre des finances moo ko jiite Mansour ne yéen ñi nga xam ne maa ngi leen laaj ceeb ak dëwlin may naa leen ñaari fan ngeen tontu ma 48 heures ca 48 heures ya ñu tontu ko na nga xam ne moom lañ ko tontoo may jël benn exemple rek bu dee ceeb bi fekk na 2013 ministère du commerce signé de benn arrêté moom mi nga xam ne moom mooy wax njëg yi fan la toll ak nan lañ ko war a jëndee prix homologué yi waaw mu ne ceeb bi nga xam ne mooy ceeb bi nga xam ne moo gën a faree suuf bi ñuy jox nit ñi actuellement mu ne kilo bi ki nga xam ne moo ko indi jëlee ko ba ci bitim réew ba ci port bi bu koy jaay grossiste bi ñeent fukk ak juróom-ñett la koy jaayee ki nga xam ne mooy grossiste bu koy jaay détaillant bi ñeent fukk ak juróom-ñeent la koy jaayee Mansour ne leen loolu dëgg la waane man maay jënd waane au lieu que ngeen buuñaa ma man ministre maa leen di buuñaa moom moo leen di buuñaa moo leen buuñaa xanaa moom yow ngay dimbali askan wi lu ci jar buuñaa ñooñu da leen a buuñaa tax
bu ñaaw boobu nag war na lijjanti fan la jaar. mu ne au lieu yow grossiste bi yow mi ko jëlee bitim réew ma jëndee la ko ñeent fukk ak juróom-ñett daa la ko jëndee 275 muy juróom fukk yu tegal juróomi dërëm. ñoom ñëpp mu jëndee leen ko loolu. ci téeméeri junniy tonne boo ko xaymaa mooy Mansour Faye bu ñaa na leen diggante 3 milliards ak 3 milliards 500 millions. xam nga loolu dafa doy waar. dafa jéggi dayoo. weesu na jéggi dayoo. loolu lépp ñu ne tekk di déglu rek mu dem ba le 17 avril président. mu soog a jël beneen décret. ne léegi def naa comité suivi. man tudduma ko sax saytu mooy mayal leen ma bët rek ndax li ma jënd dana àgg wala du àgg wala fa ma ko bëgg a àggal ndax dem na. la ca njëkk a dëng ci man mooy mu jël général François Ndiaye un bon militaire bu def jaloore gis nga Gambie moo fa dem. ñoom daje nañ Guinée Bissau maag moom. waaw génne fa Yaya Jammeh et tout ça nekk en activité kooku doo ko fab di ko dugal ci yu mel noonu mu jaxasoo ay politique ak administration et cetera kooku da nga koy préserver parce que c'est un patrimoine doo ko dugal ci loolu erreur. ñu ne deete waay ministre yi nga xam ne ñoom ñooy doxal li nga xam ne moom la conseil stratégique war a def. am fay représentant. ku nekk sa secrétaire général ma nga fa. mu nekk juge parti. waaw moom ñoom la ñu war a saytu. waaw ñoom ñu leen teewal ci comité bi. mu ngoog mu nekk juge parti. waaw très bien. wax xam nga secrétaire général ñu ne yow xëj na sax moom opération yi moo ko def c'est de bons fonctionnaires des cadres compétents et tout ça mais lii beneen affaire la. ce ministre mu loo dem di saytu li nga xam ne moom la def ki nga xam ne moo fa toogal Mansour Faye dana dem jox ñu information li nga xam ne moom la Mansour Faye doxal. wala bu Mansour Faye dëngalee tamit mu nangu ko. du ko wax. du ko wax. waaw loolu lépp mu am ñu ne noppi rek ah man ma toog benn bés waa Front Résistance Nationale woo ma ñoom Souran. ne ma ay la yëwan ñun ñëpp xalaat nañ neew yaa war a dem toogal ñu fa. en tout cas li affaire bi doy na waar man tegeen maa bay jël keneen ñu ne ma daal ci yow la ñu déggoo ma ne ah yow la de moo taxoon Lat Joor des deqale bu deewoo jotee ñu ne ko doo gor. ma ne comme samay nawle wóolu nañ ma nee nañ naa dem toogal leen fa pexe amatut. mais yéen ba ngeen gisee ne loolu yëpp am na. te respecté wul moom la mu waxoon te njëlbeen. waaw lu tax mënoo leen woon ko gàntal génne loolu yëpp wax ko sénégalais yi. waaw xam nga ni mu tëddee li affaire bi tëddee woon la. waaw gor ca wax ja comme dafa woote woon jàmmoo. réew mi mbas mi nekk fi kenn talul dara ñu ne lu mën a am tamit nañ ko teg ba ñu paree lii ñu saytu ko nu muy demee bu ñu fi nekkee di wax ñu ne opposition bi dugg na fii génn na fii te nit ñi tal nañ la dul loolu comme woonuñu ñun suñu kaddu tënk nañu même fekkee ne moom tànk kàddoom tënk ko ñun danañ dem fekkee ci li nga xam ne moom la ñu woo ñu ne bisimilah ma daal di dem am yaakaar rek am waa yaakaar ma ne nañ dem rek ba may dem tim ma yóbbu fa xelam ak xalaat boo xam ne bii bëgg a def lu baax pour sama réew moo tax ma dem ak liñ ma wóolu nga lii ma lay wax lépp bu fekkoon ne ñoom waxuñu man du ma ci dugg sax da ci sori mais ñi bokk ci commission bi comité bi dégg naa non ñoom léegi ñu ngi ko def mbiru politique dégg naa ma Demba Seck wax na ci waaw dégg naa nu mu tuddati gis naa am na keneen ku ci bind. weekend bi yëpp koy ñoo yor ñoom ñoo ciy wax. ñooy wax man naru ma ci woon a wax ba ci sori. mais comme wax nañ ci nag. il faut nga tontu il faut ma tontu. il faut nga tontu leeral lépp leeral yëpp. wàcc alors biñ ñëwee nag réunion bu njëkk bi ñu commencé et cetera wax fii et cetera nu ñuy liggéeyee ñu indi benn document boo xam ne dañ ci def les règles de fonctionnement. bon bind ko document bi baaxoon na quand même mais mënoon nañu ko defaraat may leen man ci sama expérience bu ndaw bi ma am comme dañ ñoo nommé par décret def ay article nañ def règlement intérieur boo xam ne bii lii dañ koy gën a leeral def ay article ñu xam nan la ñu liggéeyee buñ ca jógee bien que bind ngeen terme nu ñuy fonctionner ñu def terme de référence leeral yépp comme ça doom benn jafe-jafe
foofu lañ commencé parce que Habib Sy moo ko wax opposition coow li dugal fii jàppal fii et cetera. mais est-ce que président Macky Sall tayu ko sax moom politiser affaire bi à outrance ba mu leer ko na ko doo leen liggéey li ngeen war a liggéey ci yoon. sama maam daf ma daan wax bul gëm waane bul weddi man ma ko weddi même bu ma ko gëmut mën naa am. parce que man boog. waaw ba ma gisee comité bi ni mu tëddee. nee naa leen lii werante politique la nar a jur wante narul jëral askan wi dara lu jëm ci wàllu transparence. alors bi ñu defee loolu ñu bañ demee ba ci réunion bi waaj a jeex bien que xoolaguñu woon budget bi mais yore nañ document budget bi am kenn ci cadre yi koo xam ne wax na ci affaire yu budget après ñoom tout ça ne bon affaire bi daal bu ñu koy bind tim bu ñu wax ne am nañu budget et tout ça et cetera buñ ko ma ne leen maa ngi leen yëgal ñaari yëf yoo xam ne yi du ma ci ànd ba dinay tukki ñun ñu toog fii di liggéey ñuy mën a xalaat sax ne mën nañu am indemnité de session man représentant front résistance nationale du ma ko fekkee ma ne leen ñaar ànduma ñuy fab ay membre de la commission ñuy jël avion dem di seeti li nga xam ne moo bi jëm am bitim réew billet avion dafa cher surtout jamono yi ñu toll. et puis fan ngay voyager bu ko defee nit ñi danañ waxati ne ña ngay jël avion dem di noosi alors que réew yi dañoo bëri mën nañu sukkandiku ci ñenn ñoo xam ne mën nañu wax lan moo fa xew. mais suñ consulat yi suñ ambassade yi lu seen liggéey. waaw maa ngi leen ñaar ñooñu du ma ci d'accord le général est très intelligent. mu ne Habib Sy wax na dëgg. ma ne ko général bu ngeen di def kii bi communiqué de presse bi la ngeen bind que li ñuy liggéey bénévolat la amul dërëm boo xam ne dañu ko ci jël xaj na nag bu fekkee ne dañuy dem mission ku dem mission xanaa da nga ko am loo lekk dañ la fayal li nga xam ne mooy sa néegu hôtel na yem foofu mais ñëw ay indemnité session di ko def fii man duma ko fekkee tey général bi d'accord ci ak man am na ñoo xam ne yàlla tax mbay wax ànduñu ci ba ma koy wax am na ñuy nguur-nguuri naan c'est pas normal am na ñoo xam ne ñi bokkuñ condition di ñëw fii affaires yi et cetera. mais fekk budgétisé nañ ko ba pare. waaw ci projet de budget ci projet de budget am na 107 millions. waaw loolu am na. 107 millions. oui ci projet de budget buñ ko diviser par nombre de ñi fa nekkoon mooy joxe 3 millions 500 indemnité. xaw ma division bi nag moom nu muy. loolu am na kenn ku ko wax. waaw am na ku ko wax. mais daal bind nañ 107 millions yi muy projet de budget. mooy indemnité bi muy indemnité de session bu leen waroon a jox. de session lu ñu bind ci projet bi. indemnité de session lañ ko tuddee. waaw indemnité de session. très bien ci projet bi. kon lu tax ñoom ñuy wër di weddi na loolu musul am. wala duñu woor wala gëmuñu yàlla ñoom xanaa. Pabaale. waaw. fen du bee jaaw. fen du du bee jaaw de yàgg naa ko wax. fen du bee jaaw tôt ou tard day feeñ am na ñoo xam ne ña nga fa nee nañ loolu amoon na mais ñëpp d'accord nañ ne bénévolat ba ma ko tuddee ñi nga xam ne xëy na bëggoon nañ ko sax am na ñoo xam ne dañoo ragal ñu toog jàpp seen jàmbur. am ñoo xam ne dañuy kaas mais ñu bind ci communiqué bi quand même que dañuy def bénévolat. mais na ma gisee affaire yi doxee foofu ca biir liggéey bi xam nga li ñuy wax magam lëndëm ku ko làmbul tim mu daj boppam ak fi ma jaar ci administration mënuñ maa nax ci administration xam naa fu li ñuy yëkkati fu ñu jëm xam naa lu ñuy wax fu ñu jëm xam naa lu ñuy xalaat fan la ñu jëm foofu mënuma ci am benn sikk sàkk ne mën naa koo xam ñu def réunion bi mu jeexee noonu ca suba ga presse bi. xaw ci suba xaw ma gënnaaw suba bind. l'observateur moo ko génne woon. ne Habib Sy tous ces manga nangam ñoo opposé wu nangam ma ne waaw man lii xaw ma sax nu mu génnee bon vous êtes les journalistes. waaw ils ont le droit de on a des sources partout. oui dem chercher information. waaw. ca alxames ja ca topp ñu ñëw ubbi réunion ba. ba ñu ubbee réunion ba loolu la ñu commencé information bi fuite bi am ci presse li ma la wax léegi magam dëndam boo ko làmbuti boo ko dajul mu daj boppam. am ñu commencé wax bu ñu waxee xam naa li ñuy wax
ñoom ñëpp liñ doon wax ci seen xalaat même buñ ko génnewuloon ñëpp ci ëpp mooy ñun dañuy accuser opposition que ñun ñoo def fuite bi di génne li nga xam ne mi ngi am ci kii bi. mais comité bu war a saytu transparence lan moo fa war a mën a lëndëm. am kenn ci ñoom koo xam ne kii nag moom li ñëpp ragal a wax. moo koy wax ci kaw mu toj ko daal di ñuy accuser bi mu ko defee nag ma daal di jóg man it dal ci kawam ne ko li nga def warloo koo def. man fi ma jaar yëpp administration politique gouvernement et cetera man soxla naa dem ay def ay fuite ay presse lan laa koy doyee ci àdduna su ma d'accordul wax naa leen ko ca réunion bu njëkk ma laa leen ko njëkk a wax lii ngeen di def su ma ci d'accordul ma buuf samay bagage dem sama yoon kooku yaa xëyte li mu leen wax dès le début c'est très clair. ngeen ñëw fii dañu accuser atmosphère bi dal di commencer yàqu xam nga kóolute bu amut ci bérébu liggéey jaratu ko ëpp say sax bu confiance amatul day tax. mais loolu dama la bëgg a laaj monsieur Sy foofu comité. bu war a saytu wàllu transparence lan lay lëndëmtoo loolu moo ma jaaxal man. loolu day moom doy na waar. boo xam ne yow yaa war a nekk. parce que dañ na ci comité bi rapport yi ñuy def président lañ ko war a jox et cetera et cetera et cetera. et du public. du public. du public. déedéet. non attends. type du public. mais sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo cotiser pour seen xaalis dugg ci force Covid 19 laaj leen seen xaalis ñu delloo leen ko. du public. le rapport ne sera jamais public. non loolu lañ bind man naa décret ba sax maa ngi ci def ne bind naa ci man ne sauf décision du président de la république ñu mën ko rendre public mais ñoom la ñuy liggéey mooy rapport bi du public parce que président rek lañ koy jox. mais bu nekkee OFNAC rapport am c'est public maintenant Cour des comptes rapport am c'est public lu tax yéen rapport boo xam ne dafa war a saytu Covid xaalis bu ñu dugal ci Covid 19 du public. loolu lañ bëgg na ñoom. mais ça c'est scandaleux ah. looloo fa xew ñi ñëw nag léegi ci li nga xam ne mooy règlement intérieur bi. waaw. xam nga yëf yi ay succession la day boo bëgg gisee nit responsable di jël yenn décisions yi du ci day yeew rek ne ko nii dafa am li ma la expliqué léegi ay faits yoo xam ne mooy toppante ba agsi biñ ñëwee ci règlement intérieur bi fekk man loolu bind ko du dara ci man bind naa ko ci benn guddi yónnee leen ko ñoom ñëpp bi mu ñëwee général bi daal di koy distribuer ak li nga xam ne ñoom defoon nañ ko. am ñu jóg non nañ jël document bi nga xam ne moom la ñu defoon ndangam Habib Sy li mu def de yoon sa Pati Ndiaye. parce que opposition bi la jógee. par opposition ma jël kat na leen yéen yaa xëyt lu leen dal man bu leen ma xoolee bëtu opposant la wax naa leen ba tey su ma d'accord damay dem sama yoon damaa ñëw pour liggéey li ma am tuuti ci expérience ma indi ko fii ngir ñu jëriñe ko ngir Sénégal ñu nekk ca di coow. di coow ba affaire bi xaw ma lu may niroog ma génn di téléphoné dégg naa bi ma génnee am benn jigéen da leen ay la yëwan kayit bi Habib Sy def moo baax nañ liggéey ci loolu ma ñëw dugg ci salle bi fekk ñuy liggéey sama kayit may suivre di suivre ba ñu ñëw ci fi nga xam ne moom la ñu war a jëlee décision yi ma ne leen comme ñun bokkuñ fu ñu jógee te niñ fi toogee am na ñoo xam ne ñoo ëpp ñi fi ñeneen ñi. non parce que dafa piéger foofu parce que les hommes de Macky Sall sont plus nombreux. ñoo fa nekk tey ñoo fa ëpp. dafa piéger comité bi. ma bind ci ne leen dañuy waxtaan décision yi dañ koy jël ci déggoo. buñ demee ba déggoowuñu ki nga xam ne d'accord nañ bind ci rapport bi ne d'accordut ñu ne mukk buñ déggoo dañu wote may leen yéen lu leen dal voté mais parce que tout simplement c'est qu'il a la minorité qu'il a la majorité ñu ne ma daal affaire bi dañuy wote ma xam ne ñii xam naa ne la ma fa commencé di wax ak di def arrangé wu leen bëgguñ lu leer te commission yi ñeent la man mënumaa nekk ci ñeenti commission benn rek xëy na wala ñaar sax laa mën a nekk bu fekkee ne yeneen commission yi dañuy def seen liggéey yoo xam ne fekkeewuma ko xaw ma nu mu demee ñooy def rapport ànduma ca ñu ne nañ wote ñu ne yow mi nga xam ne yaa fi toogal opposition de ñii ñoo la ëpp te wote nañ la lii la
ñu ne opposition bi loolu nga xam ne ay rëq-rëq la man ma fa toogal nangu naa ko loolu kenn du ma ca fekk loolu la ñuy wax nag la goutte d'eau qui a fait déborder le vase maa leen comme nii la te yéen bëggu leen a liggéey te bëggu leen lu leer booba léegi ñi ngi masla et cetera ba ñëw fii kon nag njoorawal jàmm ma buuf samay bagage dem sama yoon ne leen ci suspens parce que noonu laa mënoon def parce que dañ maa yónni woon yóbbu ma fa sama bopp bi ma génnee ma waa front expliquer leen li nga xam ne moo xew ñuy wax fii et cetera nangam ma leen. Finalement le front s'est retiré. le front waaw maa ngi leen daal man toogatuma fa bu ngeen amee keneen ku ngeen yóbbu fa. le front a finalement pris la décision de se retirer. ba ma ñëwee ma daal di def sama lettre. Absolument. de démission yónnee leen ko ba ñoom it bind nañ ma lettre sant ma félicité ma ci li nga xam ne moom laa leen toog ren foofu ma leen di sant di leen gërëm bu baax ci li nga xam ne wóolu nañ ma ba yónnee woon ma foofu yaakaar naa la ma mënoon def naa ko et léegi nag sénégalais yi ñoom ñooy apprécier. Très bien est-ce que foogoo ne unité bi kasewu na unité bi amoon élan de solidarité. pour yàqu na bu yàqu na parce que ñoom ñoo ko yàq bu fekkoon ne ci njëlbeen ga moom président de la république la mu waxoon la def comité de pilotage boo xam ne bu doon benn ci opposition sax mu dugal ko fa. jël société civile dugal non aligné jël pouvoir et cetera dugal ne leen yéen kat dama wax bëgg ngeen wax ma la ngeen xalaat ci lii naan lañ koy doxalee ñu mën a comprendre nit ñi danañ piloter et cetera nañ jënd lii et cetera bu fekkee ne dañoo am xalaat ne au lieu ñuy jënd ay ceeb ak dawlin nañu yónnee nit ñi xaalis ñu def ko mais moom jubu boppam wax naa la 1er avril la jël décret 1er avril Mansour Faye def li nga xam ne moom lay def loolu nag comme bëgguñ lu leer man de mënuma faa toog. mënoo fa toog mais tey jii Sénégal yu bëri dañuy wax ne le mutisme de l'opposition jaaxal na leen lu tax ngeen noppi ak li fi xew yëpp ci scandale ci biir Covid 19 bi ci njëndum ceeb beeg lu baree bari lan moo waral loolu. waaw xam nga loolu Pape Alé. ala kulli aal coow li moom fu ñu mën a dem da doon ñëwi mais comme dañoo toll ci li nga xam ne njàqare la ak jaaxle Sénégal tal leneen ñu faju ñaan coronavirus bi jógee fi moom moo ñu gënoon a yitteel moo taxoon def naa opposition ñëpp toog ne tekk di ko déglu mais xamoon nañ lañ doon def ti yoon. mais scandale yi depuis nga gis ma démissionné affaire yaa ngi commencé. opposition baa ngeen surtout tey di wax di dénoncer et cetera te loolu mooy rôle opposition. mais yow mi nga xam ne journaliste d'investigation nga mosoo noppi. man moom bokkuma ci loolu. hypocrisie ambiante boobu man d'accorduma ci bokkuma ci. non ce n'est même pas de l'hypocrisie. non dama ne la xam nga gars yi soo waxee ñu ne waaw nañu noppi de man te man ma gis Édouard Philippe dem assemblée nationale ñu auditionné ko. Sénat ñu auditionné donc xam nga loolu tamit. xam nga culture yi ñoo bokkul. tey jii ma laaj la peut-être approche tey gis nañ Macky mu jël ay décisions d'assouplissement fi ñu gisee ne feebar bi mi ngi gën a law est-ce que comprendre nga discours am bi. déglu naa ko li tax mu jël ko lay jéem a expliquer dafa am ñeent yu ko xoj ñeent yoo xam ne mënu ci dara. benn bi. mooy askan bi pression sociale dañ ko xoj am na ñoo xam ne nitu diine yi moo xam islam la moo xam chrétien la xoj nañ ko. tubaab yi xoj nañ ko. parce que comme ñoom ña ngay teggi seen confinement. te seen i entreprise moo nekk fii. te bëgg nañ seen entreprise di dox. n'est-ce pas. te seen avion yaa ngi commencé ñëw di indi il faut que Macky ubbi. beneen bi mooy amul xaalis même 1000 milliards yi ngay dégg yembagul. parce que am na loo xam ne sax ci budget bi la war a jóge ñu def recadrage budgétaire. mais gisoo fii ba léegi ñu dem assemblée nationale def recadrage budgétaire. jox nañ ko loi d'habilitation lu ko neex la ci def. waaw mais ba léegi yembagul recadrage yi pareegul ñu ngi ci procédure yi. li nga xam ne moom la partenaire au développement bailleur yi war koo dimbale. yembagul nee na ñi nga xam ne ñooy contribution volontaire ñu ci doon def seen dërëm ñu xayma woon ne 15 milliards na. àgg na 19 milliards. te loolu sax xam naa jotaguñ lépp moo tax gisagoo ceeb bi matul. suukar jëndaguñ ko gisoo dëwlin gisoo macaroni
comme loolu lépp dafa teg ci kawam nag te attanu ko moom en tant que président de la république. mais leader da ngay am fula dékku. waaw mais attanu ko moo tax mu jàllax ñu ko nag léegi. débrouillez-vous les Sénégalais. te loolu moo ko arrangé parce que bu ñu continuer confinement bi te amul xaalis mu gën a musiba ci moom mu ne kon ñee nag li ñu def man rendre nañ ma service en tant que président de la république il faut que nit ñu comprendre loolu. lii moo ko arrangé bu ko defee li mu diggoon nit ñi daa leen jox ceeb ak diwlin ak suukar et cetera mu di ko reculer waaw le plus longtemps possible duñ ko gis duñ ko dégg. loolu mooy situation bi nga xam ne fi lañ toll mën a tut c'est ça la vérité te lii ñëw après lii moo gën a diis encore comme mënut lii te lii diis la te lay ñëw a gën a diis ah yow Sénégalais d'apprécier. kon maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax monsieur Habib Sy ñëwoon nga leeral yu am solo nag nga def ci li nga xam ne mooy seen comité de suivi bi leen sant di leen gërëm bu baax a baax ci ñëw bi nga ñëwoon di sant di gërëm mbokku téléspectateurs yi di leen dig daje incha allah àllarba ak beneen gan gis ngeen seen émission face à Papal dañ ko bëgg a gàttal rek nekk dynamique wax l'essentiel avancé kon ba àllarba ak beneen gan incha allah jërë ngeen